amiin yaa rabbal alamin yal na yàlla jottale leen yoonu ñaan gi ñun dañuy wax du pour bëgg a wax rek ndax en ce moment baat bi dafa dee ndax coono bi waaye amatuñu kàddu ñuy wax ndax ku si toog ak sa kilifa yaakaar naa sa kàddu jeex na tey gii buñ na ci élevage président Renades monsieur Abou Kane mooy suñu kilifa ñun ñëpp kon bu toogee amatuñu kàddu waaye fii ci dëkk bi bu naa ñuy tàmbali dañuy gërëm di ñaanal ñi xamante ne ñoo ŋànk dëkk bi dañ ciy commencé imam Tafsir Youssou Ndoye di ko ñaanal yal na yàlla yokk wéram waaye teg ci jaraaf maam Babou di ko ñaan yan bi yal na oyof ak jàmm waaye monsieur le maire Amadou Gaye Atti moom it ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal lépp lu mu bëgg ci Ngor yal na ko yàlla yombalal waaye aussi di gërëm ñi xamante ne tey gi ñu ay autorité ci dëkk bi su ma tuddee monsieur Magaye Ndiaye représentant Yewwi Askan Wi mu tudd monsieur Antou Gaye Samb moom nga xamante mooy représentant Sénégal 2035 wax dëgg yàlla seen xam-xam seen xalaat seen doole andi nañ ko pour participer li xamante ne mooy événement week-end de l'élevage nga xamante ne moom lañ bëgg a defar waaye man ni ma ko waxee kàddu gi du bari kàddu yu ngërëm kase la lu tax mën na kàddu yu ngërëm la su ma commencé tey gii si ki nga xamante ne ñii xamante ne ñoo bokk ak ñun mbir mi muy les présidents des deux associations au président Babacar Thiaw président des regroupements des éleveurs de Yoff et environnement monsieur Pape Boubacar Diallo président ADO association des éleveurs de Ouakam tey jii mbir mi ñun waa Ngor liggéey ñu ko ku gis emplacement bi xamante ne moo fi am ci liggéey bi wax dëgg yàlla seen xam-xam ak seen xalaat ak seen doole moo yeggali mbir mi ndax ñoom ñoo ñëw taxawee mbir mi di ñu wax def leen nii tegee leen fii tege leen fii ba lii yàlla def mu sotti ak jàmm salaam waaye duñu yàlla dañoo xamante ne tey gii ñu ngi dëkk fii ci Ngor
ku su mel ni tey Serigne Matar Samb ñi nga xamante ne tey gi wax dëgg yàlla taxaw nañu bu baax a baax a baax si li nga xamante ne mooy événement bi pour mu réussir waaye aussi duñu fàtte suñu ñaar ñoo xamante ne ay exposants lañ waaye taxawu nañ taxawaay bu am solo kenn ki mu ngi nii sama ginnaaw muy PDG bergerie Almadiyo muy Souleymane Mbeng dëkk sa Yoff ñu ngi koy gërëm bu baax waaye buñ gërëmee Souleymane dafa am ku tax benn membre bu baax su ñun ku dëkk Ngor jaar yàlla def yaay mu ngi dëkk Ngor moom mu dëkk Wakaam muy mon grand Momar Thiandoum ñu ngi lay remercier bu baax a baax sa taxawaay si li nga xamante ne taxaw nga ko ba événement bi réussir si nii waaye aussi duñu fàtte ki nga xamante ne mooy Alsane Samb naa wax dëgg yàlla lépp loo fi gis tey gi ci bâche moom bâche yu mag yi naa moom moo dem jëli ko ànd ñu ko na ngeen fexe seen événement bi réussir waaye aussi duñu fàtte waa groupe bâche tey gi ñu ngi leen gën a xam si diine waaye tey gi biñ leen ooyee soxla ne wax leen suñu mébét na ne ñun day amuñu moyen waaye bëgg nañ lu ñu wax ñu ne ñu garaawle and loolu leen ñu jox baax na anti leen rek ñun ñu def affaire bi mu réussir si jàmm ak salaam waaye tey du ñu romb tamit te gërëmuñu ki nga xamante tey mooy dijje bi li ngeen gis matériel mu andi fi yëpp fayekooñu nee na Ngor laa bokk te lépp lu waa Ngor di def man dama si war a dama siy participer noonu la ko defee ñu kontaan na si moom trop waaye aussi duñ dem di bàyyi ñi nga xamante ne mooy télé yi ngeen fii gis waa Ngor Plus ak waa Ngor TV ak waa Wakam TV waaye yow sax bëggoon na ñëw waaye ni ngeen ko gisee loolu dafa am gàllankoor bu ndaw moo leen téye mais ñëpp ñëw nañ taxaw si bés bi wax dëgg yàlla taaral ko nu mu gën a taare waaye aussi duñu fàtte ki nga xamante ne tey gi bu ay xale yoo xamante ne ñu ngi dëkk ba Ngor ba Wakam taxaw ñu tëddee seen bopp waa mafia bi ñu taxaw ñu nañu yéen liggéey bi santew ñu leen dara ñun wax leen ñu naan la naka la lépp loo xamante ñoo yékki fii yëpp ñoom ñoo ko nettoyé ñoo yékki lépp ñu ngi leen di remercier bu baax di leen ñaanal fi ngeen bëgg yegg yal na leen fa yàlla yeggale si nii may mujjee ndëkk boo ngeen gisee tey gi parrain bi ma mu jël ko ak suñu invité d'honneur ndax lu tax ma mu jël parrain bi ak invité d'honneur bi parrain bi en personne en tant que moom monsieur Amadou Gueye sans compter qu'il soit le maire am na loo xamante ne taxawoon na ko nit ñi avant muy nekk maire mu nekk maire aussi taxawaat ko si nit ñi ñu koy ñaanalit lépp lu mu mbébét yal na yàlla yombalal ko lépp loolu rek ñu koy ñaanal beneen bi si des muy am ñaar ñoo xamante ne wax dëgg yàlla ñun suñu sakk leen ñu yëg sa fii loolu ma koy wax waa Ngor gi yëpp dañ leen ko ñaanal kii di Amadou kii di monsieur Aboukan ak maam Alsane Diène nga xamante ne tey gi ñoom ñaar kenn mënu leen a ràññaale boo xoolee seeni âge am nañ différence mais tey gi liggéey nañ ci élevage loo xamante ne tey gi képp koo xamante ne bëgg nga xar da nga leen di tiitaroo di leen wax ne ñun waa Ngor ñu ngi leen di tiitaroo di leen xamal ne monsieur Aboukan ak monsieur Rane Diène lépp lu ngeen fi gis ñu nekk ci ay barrières ak bâche yu ndaw yi nekk ci biir ak lépp nga fi gis rek moom moo ko yëkki taxawuñu ci taxawaay bu am solo ñu koy remercier bu baax a baax a baax ndax duñu jot bu ñuy commencé remercier Aboukan mënuñu fàtte Rane Diène ñu bari xamuñu ko Rane Diène amaana am na ñuy tuddee grand Rane moom la gars yi gën a xam grand Rane nag monsieur Aboukan kon li mu ko wax dëgg yàlla li xamante ne mu ngi koy defal waa Wakaam ñun waa Ngor gis nañu suñu bopp ndax ñun Ngor la ñuy càmmee Wakaam la ñuy càmmee ndax chaque week-end bu ñu ko temps bi mayee ñu ngi biir Wakaam te gis nañ lépp loo xamante ne tey jii defal na ko waa Wakaam ndax Aboukan ak Rane benn mbaar la peut-être nag ku si nekk dafa bëgg a jege ay xar mais mën nañ jàpp ne benn mbaar la lii nekk kër Aboukan moo nekk kër Rane te lii nekk kër Rane boo xoolee tey jii ñii di xamante ne dañuy jàng élevage moom la ñuy foowee boo génnee hors de Wakaam ñooñu buñ ko jàppee dañ koy jox mu nekk sax ndax dañ koy jàppe bu baax kon ça veut dire que ne Rane Diène jël na élevage yaatal ko boo xamante ne waa gox bi yëpp ñu ngi ci jot waa Wakaam ni ñu ko jotee waa Ngor ñu ngi koy jot waa Yoff aussi ñu ngi koy jot di leen xamal tey gii Aboukan li mu liggéey ci élevage moo Rane ñuy ñaan
képp koo xamante ne dugg nga ci berger yi nga xool ci affiche yi ku ci gisul affiche laajteel xar bu fi xamante ne yaa ngi fi sa maam wala kii jur sa maam wala kii jur sa papa kër Abou Kane mii la juddoo. lépp moom moo ko liggéey ci élevage Sénégal te am kàddu nga xamante ne keroog bi ñuy waxtaan ak moom wax nañu ko ñu ci am ko courage di jox kàddu googu ndax nee na man lépp lu ñu ñuy wax liggéey bi ma ko mais man li ma yàlla nattoo mooy élevage te fépp fu élevage Sénégal war a yegg man Abou Kane pare naa pour yegg foofu ñu koy ñaanal yal na bu la cat jiitu fa nga jëm yal na yàlla yombalal lu lépp ba nga jot ko waaye ñun nag association bi man lañ jiital du xam-xam du dara dañ dañ nan ma yaa gën a nekk ndaw peut-être yaa ñuy ëpp jot waaw boo xoolee élevage bi ay mag yi kese ñoo si ne tey gii élevage su Ngor bu njëkkoon boo ko doon dégg fuñ ne la woon Ngor rek seen xar ci péro lay dem gone Ngor yëpp péro lañ xamoon tey gii yàlla def mu nekk suñu doyen moom moo topp sama ginnaaw mu ne ma demal dañ lay jiitu gannaaw péro ñu ngi limale ñoom aada ñoom Diop ñoom Baye Cheikh paa yi nga xamante ne ñoo si nekk ñëpp ñoom grand Codé ñoom ñëpp grand Youssou ñoom ñi nga xamante ñoo si mag jiituñu wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm bépp exposant boo xamante ne exposé nga fii si bés bi wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant bu baax ndax exposant yi yombale nañu liggéey bi te teguñu benn coono lépp loo xamante ne ñun bëggee nañ ko pour bés bi taaru ñoom defee nañ ko noonu ba bés bi taaru wax dëgg yàlla andi nañ lu rafet loo xamante ne tey jii amaana waa Ngor du ñëpp ñooy génn dem si yenn bergerie waaye li ñuy gis si télé yi ñoom andil nañ leen ko fii ñu ngi leen si gërëm bu baax di gërëm ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal association bi wax dëgg yàlla mënuma dem nag di leen fàtte ñoom ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ma lancé benn message Abou Kane jàlle na message bi muy Ngor ñun nañ xam ne élevage ñi nga xamante ne ñoo ko bëgg nañu ñëw ndaxte produit yi ngeen di gis fii ni ko Abou Kane waxee dañuy xool ban moyen la ñuy def pour produit boobu mën a rester Ngor ndax mënuñu comprendre Ngor gars yi dañuy jël seen xaalis génn hors Ngor dem jëndi ay xar tabaski ñëw ñu teg ko fii yar ko ba mu rafet keneen ku jóge feneen ñëw jënd ko dem jaayewaat ko kon balaa ñuy génn di dem feneen laadum bi yàlla def dimbal nañu xar bu si am 9 mois wala 10 di nga mat tabaski te ñoom na ñuy def xaru tabaski yaakaar naa bu ñëwee àndax ñu si liggéeyu élevage Ngor dina fa am benn production boo xamante ne tey tabaski waa Ngor yi war nañoo mën a tabaskee fii wala duñ génn Yoff duñ génn Wakam duñ génn Ngor loolu mooy message bi nga xamante ne ñu ngi koy lancé di wax bépp éleveur bu nekk Ngor association bi da ngeen xam ne duñ borom laadum yi kese ñoo ko moom na ñëpp ñëw ñu dugg si ñu ànd boole suñu doole boole suñu xam-xam boole suñu lépp yàlla def ñu terminé ko di bàyyi loo gars yi xel dama am lu ma fàtte le président des frères de Ngor wax dëgg yàlla moom it si taxawaayam gis nañ ko dañ koy ñaanal li mu sumb yal na ko yàlla oyofal lépp te mu yombal ko lépp waaye sans fàtte ki nga xamante ne tey gii mooy docteur Seck nekk l'unique vétérinaire à Ngor moom kese moo nekk Ngor xaru Ngor yëpp ku am soxla mu bàyyi lépp am daw ñëw nga woo ko mu daw ñëw taxaw la si taxawaay boo xamante ne ñu ngi koy gërëm tey gii si bés bi nee nañu bés bi sama bés la samay garab duma leen ko jaay prix da ngeen ñëw prix bu abordable képp koo xamante ne bëgg nga nga jaar moom di ko remercier si campagne bi xamante ne mu ngi koy lancé pour waa Ngor waa Wakam ak waa Yoff ñu ngi la ciy remercier bu baax yal na yàlla yombale lépp salaamaaleykum wa rahmatullah. di nuyu monsieur le maire et parrain de l'événement ma teg si le grand Jaraaf di nuyu monsieur le président des éleveurs de Ngor di nuyu mon ami mon frère Pape Boubacar Diallo président des éleveurs de Wakam di nuyu également le grand Thiaw président du regroupement des éleveurs de Yoff et environnant di nuyu ñi fi teew yëpp di nuyu bépp éleveur bu fi teew aussi donc damay commencer rek féliciter éleveurs yi ci seen liggéey bi ñu def fii foire bi ñu organiser fii mu nekk une grande première bi nga xam ni musul am Ngor su ma fàttalikoo événement bu mag bu ma gëjee ñëw fii
au niveau de Ngor c'était même côté rond-point Almadies rond-point Bële donc événement boobu final concours xar bi bu Ngor Yoff Wakaam la woon donc depuis boobu événement bu mel nii amutu fi woon ren nag événement bi am na mu doon événement bu rëy bi nga xam ni riche en couleur mu nekk événement bu nga xam ni xar yi bëri na rafet nañu te aussi am na diversité te gis nañu aussi adhésion population bi di leen si félicité bu baax nag di si félicité aussi monsieur le maire bi nga xam ni yéen a ko waxal seen bopp jàppale na leen parce que am naa yaakaar ni soo leen demee ba pare ne ko def si jàpp moo tax loolu nag ñun la ñuy xaar si autorités yi fépp fu ñu dem ñu jàppale suñu mbokku éleveurs yi parce que yow balaa ngay yaakaar si nguur gi na nga yaakaar d'abord si say administrateurs locaux yi mooy maire yi parce que ump ñu ni xëy na ump na ñu éleveurs yu bëri mais ministère élevage ak l'association des maires du Sénégal am na lu ñu wax benn initiative bu ñu naan IMAN pour atteindre autosuffisance en mouton la lu ñu wax initiative des maires bi nga xam ni ministère de l'élevage dafa leen ne bon pour si nekk maire bu nekk na débloqué 3 millions su ñu débloqué 3 millions jënd ay géniteurs jënd ay femelles locales bu boobaa ministère de l'élevage dina leen jox ay géniteurs gratuitement pour que ñu mun ko jox jigéen yi jox ko xale yi pour que ñu mun développer seen élevage loolu nag daanaka si région intérieure yi la gën a développé mais si ville yi xëy na des naa développé donc ngeen bàyyi si xel rek pour dans l'avenir mun ko def même bu dee defuñu ko avec des femelles locales parce que dëkk bu nekk ak sa façon élevage dinañ ko mën a def avec des pur sang parce que ce qui est important rek c'est de financer les femmes c'est de financer les jeunes les aider à faire leur élevage parce que comme ni ngeen ko xamee fii élevage ñëpp la intéressé man damay faral di wax Sénégal ñëpp ay éleveurs lañu ku nekk di tu as l'élevage dans le sang xanaa kay da ngay ne aw ma jot bi wala aw ma temps wala aw ma espace bi wala aw ma moyen bi mais sénégalais boo waxtaanal da lay ne man bëgg naa jur looloo tax jàppale jeunes yi tey jii yomb na parce que nit ki soo koy jàppalee da nga koy jàppale si li mu bëgg da nga koy jàppale si li mu bëgg te jeunes yëpp tey jii dañu bëgg élevage donc tey jàppale leen yomb na financement yi ñu ngi fii ne gàññ financement yi am na financement yi nga xam ni état bi la am na financement yoo xam ni banque privée yi la nit yi dañuy foog dafa compliqué mais c'est pas compliqué man souvent quand je demande aux éleveurs su ma leen di wax nañuy jéem a professionnaliser seen bergerie c'est pas du tout compliqué parce que du ay kayitu jinne la ñuy ut du da ngay dem uti benn secrétaire wala benn bureau nga ñëw teg ko ci sa biir bergerie tey jii éleveur bi nga xam ni si turam rek mu tudd par exemple mu tudd Modou Paye dem na uti registre de commerce uti NINEA rek Modou Paye boobu entreprise individuelle la nga am sa registre de commerce nga am sa NINEA rek déjà am nga entreprise individuelle loolu nga yor noonu mun nga si dem banque boo bëgg nga ubbi fa compte commercial soo fa ubbee compte commercial il suffit que nga def ay mouvements quelques mouvements banque boobu soo ñëwee def un projet fiable nga ne dama bëgg a def opération tabaski wala nga ne dama bëgg a yer ñetti laadum yi nga def sa business plan ñu ñëw nga ne su ma defee ñetti laadum yi benn mâle ñaari femelle au bout de 1 an et demi wala au bout de 2 ans dinaa am tant de moutons dinaa ko mun a jaay ba nga xam ni dinaa mun a fay bor bi te dina ma génne si ndóol gi loolu banque boo dem dañ lay financer tey jii am nay banque yu bëri yi nga xam ni ay CNCA ay BND ak ay crédit ak crédit lyonnais ak yeneen yu bëri yi nga xam ni ñu ngi fii pour financer éleveurs yi donc éleveurs yi nañu xam loolu formaliser du rek def comme entreprise mais au moins na nga teg affaire yi si yoon su kun mënul def entreprise individuelle tamit mun nga ñëw booloo ak say xarit ngeen def ay groupe par exemple benn jotaay mun na ñëw créer benn GIE bi tamit mun na am ay kayitam mun na am compteur bancaire am mun na am ay financement su dul loolu am na société à responsabilité limitée boobu tamit mooy tane
xëy na boobu moo gën a professionnel mais mooy tane parce que bu dee GIE wala entreprise individuelle bis bu amee problème mun nañ dem ba topp la si sa biir kër wala nangu say bagage ak yooyu mais société responsabilité limitée au moins fu mu tane mooy su fekkee entreprise bi ñaanu ko yàlla mu am problème bu boobaa suñuy jël dara tamit si entreprise bi si bien wu entreprise bi lay yem mais ñi nga xam ne ñoo seq entreprise yi du leen laal donc loolu aussi c'est important ñu xale yi nañu gëstu si loolu jéem a nekk ay professionnels parce que éleveur professionnel du rek am naa ferme bu rëy am naa ay tracteur am naa kii éleveur professionnel mooy koo xam ni vraiment xam na fu muy teg tànkam mun nga nekk di yer si kaw terrasse sax nga nekk éleveur professionnel soo yer si kaw terrasse nga xam yow nga xam fi ngay teg sa tànk xam say objectif xam ñaata ngay frais si sa lekk nga xam ñaata ngay frais si médicament nga xam ñaata temps la coûtel nga xam kan mooy sa clientèle loolu déjà yow tu es un éleveur professionnel loolu nañ si bàyyi xel bu baax di si ñaax autorités yi di si ñaax ñëpp tey jii soo leen xoolee parce que mun naa def annonce boobu parce que aussi man journée nationale de l'élevage bi nga xam ne président moo ko jiite man maay commissaire du salon annoncé nañ fa lu mel ni DER par exemple seen financement yu ñu jagle woon élevage en 2020 c'était autour de 5 milliards ren dina passé ba 8 milliards le fonds STAP aussi bi nga xam ne ministère de l'élevage moo ko géré dina passé de 3 milliards à 5 milliards donc loolu aussi éleveurs yi dañ si war a profité te profité boobu lenn la rek mooy li ma wax rek soo amee kayit yooyu nga dem postuler soo postuler di nga am forte chance am affaire yi mais bu fekkee da nga toog sa kër rek jàpp sa njàmbur naan ana financement yi ana lii ana lële doo am dara te financement yi encore une fois dama ko joxe exemple rek mais du état rek les banques privées ñoo gën a bëri état te tey ji ñoo dàq lebale maintenant li si des mooy solidarité entre éleveurs yi nag dafa am solo loolu éleveurs yu mag yi laa siy ñaax képp ku yor géniteur bi nga xam ni gëm nga ni sa yeneen mbokk yi mun nañ si profité mais na nga leen si profité parce que élevage du leneen lu dul solidarité donc du leneen lu dul solidarité maintenant su loolu gis naa aussi mu am Wakaam am na feneen aussi parce que c'est pas par hasard tey jii ngeen parrainé ku mel ni Ran Diène ku mel ni Alassane Diène parce que gis nañu moom nu mu jàppale éleveur Wakaam yi tey di jafe na kër booy dugg si Wakaam doo fa gis suusam tey jii éleveurs yi su ñëwee ku bëgg a jënd da nga presque prix bi daf koy diviser par 3 jaay la ko ku bëgg a tëblu mu may la tëb donc un leader noonu lay mel te loolu daf ko def avec un désintéressement total c'est pas un politique c'est pas affaire yooyu dara intéressé wu lu ko intéressé mooy jàppale nit yi donc gox bu nekk les leaders dañu war a ériger wu en exemple yu mel noonu leneen li may rafetlu aussi dans ce sens mooy gis naa ni éleveurs Wakaam Ngor ak Yoff benn la ñu loolu dama koy gis ci président yi rek man Pape Boubacar souvent on se voit mais lu ma wax rek daf may wax waa Ngor man sax damay dem léeg-léeg yaakaar ni sax moom Ngor la bokk donc waa Yoff tamit naka noonu ñoom gis naa ni képp kuy wax ci ñoom da ngay wax Ngor Yoff Wakaam te wax fa dëgg la yàlla ñun loolu la ñu xamoon man mii di waxe yéen xëy na Haalpulaar la mais biir penc mbot foofu laa màggee foofu laa juddoo foofu laa màggee donc man damay jàpp suma bopp comme un lébu yàgg naa ko wax gars yi donc daan nañu gis bi Njaga Jaay di soog a xew oto yi suñ daan gaare service d'hygiène dañu naan Ngor Yoff Wakaam P8 bi Ngor Yoff Wakaam lañ doon wax ba si P7 bi donc loolu dafa war a continuer parce que c'est ça qui constitue la force tey ji suñu waxee association booloo moo tax ñu naan association c'est l'union qui fait la force union boobu nag c'est bien que Ngor am association Wakaam am association Yoff am association mais war ngeen mën a créer benn union de ces 3 associations bi nga xam ni benn entité bi nga xam ni mooy coiffé ñett yooyu pour que ngeen gën a am doole pour que ngeen attirer investissement yi pour que ngeen mën a travailler en toute solidarité pour que également ngeen mën a def salon de l'élevage yu gën a rëy salon yi donc ma yemale ko foofu rek wax bi mu ngi commencé bëri di leen di jaajëfal di leen di encore une fois di leen di féliciter si li ngeen fi organiser. ñu leen di ziar yéen ñëpp di bég si yéen di kontaan bu baax di ñaanal suñu papa Mambabou bi yàlla may ko wér ak kantan di ñaanal monsieur le maire ak délégation bi mu àndal macha allah man dëgg demal di ndaw boo xamante ne dañ ma yónni di représenter suñu maire muy Antou Gueye Samba
mu yebal ma fi pour ma ñëw représenter ko di wax ne rek vraiment li mu fi gis rafet na lool parce que démb jaar nañ fi bi ñu fi jaaree c'est juste pour mu indi participation mu doon laa xamante ne kontaan na si lool comme niñ ko waxee gars yi waxee fii yëpp ñun nag ñu la xamante ne nii ay doomi dëkk bi lañ si dëkk bi lañ nekk yaakaar naa lu xamante ne lu dëkk bi di dox rek yaakaar naa am nañ ci wàll te am nañ ci cër te war nañ see mën a dox bu baax parce que xar yi nga xamante ne moom lañ fi gis ñun ñëpp parce que ñun sax ay yarkat xar la ñu woon daanaka chaque année ñun ñoo daal tamaskil suñu bopp mais jamono yi ñu toll nii moo xatoon xataay baa xam ne ba kenn mënatoo yàq si biir kër parce que kër ñu xam ne rafet na lool te dañuy ñaan rek yàlla def mu gën a jëm kanam parce que vraiment lii man c'est la première fois ma ñëw teg fi suma tànka pour tey ma mën a wax si kàddu gi ma mën a wax fii si Ngor taxaw ma mën a waxtaan ak nit ñi vraiment kontaan nañ lool macha allah te Antou Samba mi nga xamante ne moom ma yebal fii vraiment bég na kontaan na te mu ngi leen sant bu baax di leen ñaanal seen ak yokkute yal na yàlla def mu gën a jëm si kanam di wax na rek lu si dëng nag si man la lu si jum nag ñu xam ne si yàlla la di jégalu bu baax si kàddu gi jërëjëf. ñu ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen gërëm bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalal tàmbali ci nuyu monsieur le maire nekk le premier magistrat de la ville Amadou Gueye di ko jox wàccuwaayam di ko ziar bu baax nuyu grand jaraaf suñu papa Mame Babou di ko jox wàccuwaayam di ko ziar nuyu mbooleem dignitaires yi ñu fi fekk ñoom ñëpp duma mën a lim kenn ka nekk saw tur waaye xam leen ne nuyu nañ leen yéen ñëpp ci tur Yewwi Askan Wi nuyu ñiy organiser lii ndax ba ma tuddee Mohamed Nabi dina mën a yóbbaale ñi ci des di leen féliciter bu baax ci initiative bi la féliciter itam mbooleem ñi nga xam ne seen ay partenaires lañ ànd ak yéen ñëw fii la gërëm ak nuyu waa Ngor yëpp waa Wakaam yëpp waa Yoff yëpp ak mbooleem ko jóge beneen waaso wala beneen dëkk ñëw ànd ak ñi organiser lii ci mbir mi kàddu yi du gudd trop kàddu yi mbégte la rek kàddu yi encouragement la rek ndax ba njëkkoon élevage ñi daan yar ay xar dañ ko daan def pour waajal tabaski wala waajal seen kër ba leen aw xew bette mais léegi élevage industrie la économie la xaalis ba bëri laa drainer donc éleveurs yi kenn kaa si gis ab entreprise bala doxal donc ñoom bañ amee xelaat ak yeewu dajale seen doole def mbir yu mel nii dañ see kontaan di leen encouragé bu baax bëgg trop si wan ne guney Ngor lépp la nit mas a def si biti ñu dem gis ko mu rafet tey benn seetloo guney Ngor am nañ xelaat am nañ xam-xam am nañ taxawaay di ko def seen dëkk félicité le maire si ni mu leen encouragé ni mu leen accompagné parce que tey initiative locale yi administration communale bi moo war a nekk seen premier partenaire jamono tollootul fa administration bi la jiitu tracé ñëpp yoon wi ñu war a jaar nit ñi ñoo war a xam liñ bëgg a tegu si yoon wi ñu bëgg administration ñëw accompagner leen si loolu tey war nañoo fexe ba xale yi mag ñii am seen ay bergerie ñu rapproché leen soit ñi nga xam ne dañ leen a financé soit moo xam sur le plan local benn service baa xam ne dina pare pour taxaw leen accompagner leen ci seen i bëgg-bëgg. Ngor depuis quelques années baa seetloo tabaski ba jotee waa Ngor dañoo exporté seen i xar génn ko Ngor ba njëkkoon ñi daan yar Ngor lañoo jaay. léegi waa Ngor xarañ nañ ci yar ay xar ba soit dinaa gis ñu jóge feneen ñëw jënd xar dem jaayaat wala ñu réserver ci ñoom ay xar pour dem jox ko ay kilifa loolu sagab waa Ngor gépp la ñu ngi leen a félicité ba baax ci taxawaay boobu. Yewwi Askan Wi
ñëwul pour rek ñu ne Yewwi Askan Wi ñëw nañ déedéet Yewwi Askan Wi dañ ñëw ndax mbir ma rafet a ngi ñu ne nañ ñëw ñun tam sof suñu doole mu gën a rafet yàlla na yàlla taxaw leen bu baax mu gën a baax ni ngeen ko defee mu doon si turu tànk ngeen dajale loolu au-delà de coutume bi ñu ne village de Ngor Yoff Ouakam dañu war a ànd dafa war a yegg itam ci administration dañu war a fexe ba ñetti communes yi la mel ni ba amatee ñu gis maire bu Ouakam toog maire bu Yoff toog ñëw ànd ak maire bu Ngor toog ñu encouragé gunge éleveurs yi Ngor éleveurs yi Yoff ak éleveurs yi Ouakam ñu ñetti dëkk yàlla boole nañ saa bañ tasaarooyee dañoo gis nañoo gën a néew doole ci mbir yi bari na li ci gën a siiw jamono ji moo la mbiri suuf si waaye au-delà de loolu war nañoo dajale ñuy doole ci lépp lañ mën a nekk rek ñu àndandoo suñu ñetti dëkk yëpp ngir mbir yi gën a baax maa ngi rotali kàddu yi di ko yemale foofu di leen féliciter bu baax remercier waa Ngor TV ak waa Ngor Plus remercier itam ñi ma àndal ci turu Yewwi Askan Wi waaye remercier également mboolem ñi fi toog accompagner ñoom Mouhamed ci seen bis bi ñu ngi kontaan trop monsieur le maire ñu ngi laa delluwaat jox sa wàccuwaay grand jaraaf ñu ngi laa delloo joxaat sa wàccuwaay mboolem kilifa yi fi nekk ñu ngi leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp la kontaan trop ñaan nag lii ba mu arrêté ba mu dakka loolu ma sañ na ma ko wax ci turu éleveurs yi les maires nañ continuer accompagner initiative locale yëpp au-delà des appartenances politiques wala religieuses wala yooyu il faut waa Ngor yëpp waa Yoff yëpp waa Ouakam yëpp taxaw wax seeni kilifa ñun yéen ñoo leen teg ci kanam ci li ñu neex leen a dox du la ñoo forcer nit waaye dinañ leen andil initiative ya set ya mucc ayib ya am solo yaa xam ne fañ taxaw dinañ taxaw ànd ak ñun ndax li ñeneen ñi am ci seeni dëkk ba siiw bañ xame leen ci gunu yi Ngor am nañ ka gunu Yoff am nañ ko gunu yi Ouakam am nañ ko Gallo moo gën a siiw ci ñi la jaay ci ay xar wala ya demee noonu dañ kaa gis ba tabaski jotee ñu defal ko plateau yi rëy am na bergerie Khadim Rassoul bi nekk ci VDN bi da ngeen a gis dañ leen defal plateau yi rëy waaye ñooñu liñ man waa Ngor yi mën nañ ko liñ man waa Yoff mën nañ ko liñ man waa Ouakam mën nañ ko donc il est temps ñun ñuy autorité administrative ñu fexe ba yooyu amatee ñu dajale fa mel ni parking bii nekk ci entrée Ngor bi ñu oo éleveurs yi Ngor éleveurs yi Yoff éleveurs yi Ouakam ñu andi les meilleurs les plus belles bêtes ñu andi leen foofu képp ka romb fii xam ne fii c'est les meilleurs éleveurs de Ngor Yoff Ouakam ñoo nekk fii li ñeneen ñi am na fii li ñeneen ñi man ñuy guni dëkk mën nañ ko wasalaamualeykum wa rahmatullah. di commencer nuyoo gi ci le grand jaraaf El Hadji Babou Samb di am mbégte bokk ak moom jataay bi di kontaan ci monsieur Abou Kane mi ñu jaral mu déplacé ñëw bu fi fekk si ñu di beral nuyoo aussi suñu bokki Ouakam yi ak suñu bokki Yoff yi am mbégte lool recevoir loon fii ci Ngor ak comme ni ngeen ko waxee yéen ñëpp rek docteur Seck ñoo ngi lay nuyu di la féliciter ci taxawaay bi aussi damay wax ne duggule président Abdou Kane ñoo ngi lay nuyu aussi maa ngi bëggoon a fàtte waa Yoff ñi lim naa leen ñoog waa Ouakam yi ak le président des frères qui est là avec nous di sant di gërëm di encourager éleveurs Ngor yëpp taxawaay bi rafet na gis nañu ko c'est pas la première fois ñu organiser fii daanaa teew édition yi passé am na édition yi moo fekke waaye bu ren bi macha allah waaw dañuy ñaan yàlla rek ak suñu bunge
déwén dàq ren bu ñu fi yàlla bàyyi ak jàmm te ñu fekk ko te tal ko. gis naa une très bonne organisation par rapport ak édition yi passé c'est clair, net et précis ku ñëw rek da ngay yàkkamti sax prochaine édition ndax mu gën a jëm kanam li ñu fi wax yëpp je pense que rek noonu la war a mën demee parce que mësuñu fi def édition ba nga xam ne jàpp ñu ci mais nit koy jàppale rek na fekk mu gën laa bëgg la muy def dafay neex a jàppale te gis naa ne bëgg ngeen li ngeen di def l'organisation est là même si les moyens ne sont pas là nous allons faire le nécessaire pour mën leen jàppale ba yi fi gën a avancer lépp loo gis rek waxtaan la organisation ak un pragmatisme ba ñu mën a avancer te yàlla mën nañu jàppale ba mbir mi ñu yóbbu ko feneen fu ngeen xalaatul sax waaw kon nag dama leen di encourager rek di kontaan ci bés bi vraiment di am yàkkamti ñu génn ci lii ba am ay waxtaan ay jéego ba xam vraiment fan nañu mën a jëme mbir mi bu ko regee ñun ñu xam lan mooy suñu taxawaay waaw kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment di am kontante teew ci bés bii bu dul dara sax dama cee bokk waaw parce que dama yar ay xar comme yéen je suis pas un grand éleveur comme le président mais je suis éleveur waaw gon nag ci mbir mi laa bokk bu rafetee ñun ñëpp la rafetal intérêt bi kañ mooy c'est vrai daaw li ñu gisoon daaw ak li ñu gis ren changement bi ñi gis nañu ko élévation niveau bi gis nañ ko donc de fil en aiguille rek et d'année en année rek on peut améliorer ça et avoir benn truc ba nga xam ne dina am même envergure nationale ba chaque année édition Ngor ñi dinañ ko xam dinañ ko sóor dinañ ko bàyyi xel wasalaam loolu rek laa leen di wax merci beaucoup. salaam ala rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam. maa ngi sant yàlla di julli si yonent bu tedd Muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam. di nuyu mbooloo mi fi nekk yépp di jiital ci nuyoo bi kilifa dëkk bi ak monsieur le maire le premier magistrat te nuyoo bi wax dëgg yàlla boo gisee ma ñaan parole am na ñoo xam ne ñoo fi représenté association yi am na ñoo xam ne yàlla moo leen cëral ba lu amit lu ñu nekk ndaw yàlla ñoom la jagleel ñu war a jiite te ki doon wax léegi muy Pape Boubacar mooy président wu ADO bu Ouakam mais léegi dafa am ampleur boo xam ne dama ne ba ëpp na dayoo mais man boo gisee ma jël parole su ma waxi bopp laa bëgg a wax yàlla def na alhamdulilah maa jiite xale yi si maa leen mag damay wax ne tout le temps dama leen di magal bañ naa ko dugguma sax ci association bi mais ñu jox ma cër bu mat ma di leen sant yàlla ma ci sant yàlla di leen ñaanal yàlla na yàlla barkeel leen boo gisee aussi ma ne dama bëgg a dugg pour jox benn image yu Ngor parce que amaana xaw naa ci bokk te bokk naa ci parce que suma maam Thierno Ndiaye mu jege Yoof ñëw Ngor Wakaam yépp jaboot na fii damay wax ne Issa Góor Ndiaye bi fi nekk ñoo bokk maam maire Aytou Faye si je me rappelle bien si booru géej gi la dëkke woon ñu fi daa ñëw amoon doom ju woo xam ne moo la maasaloon ñu ko Ibou Seck Ndey Rama si aussi papa moom lañ ma tuddee Alseeni si ngoon kenn du ne xaw ma Ngor mais boo gisee ma ne il faut quand même ma jéem a décharger tuuti ne si xol bi parce que bu ma ko yóbbaalee mbégte lay yóbbaale ak aussi gis ne am na lu bari loo xam ne tuuti dama koy janeer te lu ma ni rek laa mënoon def muy occasion si man am na fu ma sotti léegi sax muy monsieur le maire xam naa ko lu yàgga booba nekk gul maire
ma dégg lu baax si moom mu nekkoon ak son benn sœur mu nekk ak jabaram France ma dégg aussi jëf yu baax yi mu naan jëkk di def Ngor ba si boulangerie yépp wax dëgg yàlla loolu xamoon nañ ko muy ay gestes yu baax yoo xam ne toujours ay projet yoo xam ne kii lébu bu jëm fu baax lay nekk parce que nit ki da nga am lébu buy nekk joxe initiative fii ah da ngay xam ne rek ne kii kat am na fu mu jëm te yàlla yóbbu na ko fa yal na yàlla gën la jàppale yal na yàlla aussi barkelal la lafal la cet may la wér kii xam ne aussi mooy kilifa dëkk bi amaana xaw naa jokkalante moom temps yële parce que yàlla dafa ma jagleel ma nekk délégué de quartier Wakaam ci benn quartier foofu léegi ñoo ne ma yaa fay samp force parce que boo def ngeen bàyyi rek keneen ñëw taxaw léegi gi toujours dafay wàññeeku léegi nag yow la yaakaar ne mu neex mu naqari ngoon loolu la ma yàlla defee ma nekk foofu. alors bi ñu amee benn réunion moom xam ne si dara borom dëkk bi ñu ne Mbabou Samb man alhamdulilahi rabbil alamin woo kon sama waa ji moom mooy maire moo yilif dëkk bi Mbabou su ma Mbabou parce que Mbabou ñu bokkoon CS Wakaam ñu ko René ku ko nambala ku ko bëgg gis laa ma jël téléphone de ba ñu ne ah da nga juum kon kan moom sax uyu na mais après ñu ne yee du boobu kii beneen kilifa la ma ne xoolal ma rek àddina ni muy doxee ngoon ma allo ngoon moo tax ma ne naa si jéem a yee waa Ngor ñu xam yi ñoom ñooy ñan ñun xaw ñu ne mag trop de mais am na yuñ fekk yu bëri yoo xam ne fii lañ ko daan defee tey da ute jonxo fii lañ ko daan utee fii jonxo bi ñu wax da daan faj xaw ma lan xaw ma am ñaandoos jonxo bi mag yi man naa jàpp jonxo ba ma màttam si loxo man yow na wooy am naa gis daal moo ba soog gis dugal suma loxo pax bi dañ jox dama képp ngoon Mbabou Samb boobu pour ma wax leen histoire Ngor yéen ngeen xam ko aussi ngeen dalal seen xel damay wax ne ñu bëgg a victoire lañu ñu bëgg a ndam lañu ñun waa Wakaam ñu am problème waa tànk waa Ngor bu ñu duggee si lii aussi da kanam rek la jëm incha allah bi yàlla fen cet parce que xam naa dañ naa football mu yàgg ñu door leen supposons marqué 4 buts et ñu ne arrêté le match bi et oo leen René dina ñëw dina régler problème ba ñu gañe ñu ñuy soor mën a ñibbi ngoon ñooñu rawante gaal yi gis ngeen ni mu mel aussi tey dañ doon jéem ne alors waa Wakaam lu ñëw rek dañ koy jël waaye bi Ngor taxawee di yendu di liggéey guddi di daaf seen bopp dem nañ ba yàlla may leen li ñu am ni tey kon bu ñu fekkee dañ dugg si xar yi man am naa yaakaar bu baax a baax si ñoom di leen ñaan yàlla nag seen li ngeen taxawal nii maa ngi ñaan yàlla def ci ay xéewal yu bari yàlla barkeleel leen aussi kànde gi aussi bi ngeen àndee si tànk ñoom tànk lañ ko ooyee xale yi yàlla def ba amaana ñëpp gisuñu si te vraiment maa ngi kontaan encore si kii xam ne moom laa gën a ràññee si xale Ngor yi gis naa ki ñu wax Nabi d'accord mais gis naa aussi l'homme Séga bi may laajte mais kii ban boy la am ma yërëwtu ko ñu ne papa moo doon président Almadi ngoon ñun yàgg nañu ànd yàgg nañu am doole yàgg nañu di manko te loolu lañu war a gën a taxawal te yàlla nañ si jàppale yàlla nañ si yàlla jàppale loolu laa dama koy dugal di gërëm aussi président Aboukan moom mi xam ne moom moo parrainé moo Alassane Rane man dama ñëw Alassane Rane dafa nekk bitim réew moo tax ñu ne ma rek léegi il faut nga ànd ak góor gu mag gi kii xam ne moom man le savant laa koy le savant si mala ak fu xar toll si àddina tey fii si Wakaam si Sénégal moom moo ko fi yóbbu. waa tànk ñu ngi nuyu président Nabi di président des éleveurs de Ngor
di ko féliciter di ko ñaanal yàlla ci initiative bi mu am taxawal lu mel ni ci biir Ngor mu nekk luy door a am biir Ngor du ñu def li ko lu dul féliciter équipe am bi nga xamante ne moo def lu mel nii boo gisee lii da ngay xam ne waa Ngor yëpp kontaan nañ ndaxte événement bu mel nii ci wàllu xar masu fi am mu ngi fi door a am événement bu demee nii bu ñuy paas vendredi bi ci guddi bi képp ku fi jaar day wax ne yan jàng moo am fii biir Ngor ba gaay bâche bu toll nii ñun bu ñu leen waxee ne ay xar la ñoom dañoo yéemu ba di wax ne xar yooyu de war nañ koo gis ngir xam yan façon yi xar la kon événement bi rëy na ci Ngor ñu ngi féliciter waa Ngor yëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi di nuyu suñu président muy président Abou Kane président FENAFO président Adam di ko jaajëfal di ko ñaanal yàlla bàyyi ko suñu kanam ndaxte ku wax élevage du Sénégal defe naa ne doo tudd benn ñaar te doo tudd président Abou mu nekk ku ñàkk ak ñaan nekk koo xamante ne defe naa éleveurs yëpp ci moom la ñuy roy ñu fësal ko ñu bañ ko fësal ku ci nekk bëgg na taxaw moom tey fu mu taxaw di ko jaajëfal di ko ñaanal yàlla tënxam lu ñu benn yoon te événement bi teg na ci loxoom ba ci barrières yi fi dugg wax bâche yi ngay gis yu ndaw yëpp moom moo ci jàpp ba pare bàyyi tempsam amul jot ñëw ngir teewee bés bii nii ñu ngi koy jaajëfal duñu tëj te duñu remercier aussi monsieur le maire di ko nuyu dafa fekk nit moom ñi la jiite foog nga nuyu leen balaa ngay ñëw ci maire bi comme gannaaw xar moo ñu fi indi léegi dañu def lu dul nuyu monsieur le maire di ko jaajëfal di ko féliciter aussi itam parce que dégg naa kàddu yu rafet yi nga xamante ne waa Ngor ñu ngi koy wax di ko jëmale ci moom parce que man defe naa semaine bu nekk wala ñaari fan yu nekk maa ngi biir Ngor fi laay naan see ataaya souvent su mu wàccee ay 17h jëm 18h fi laay ñëw naanee see ataaya te dégg naa ñu ngi wax ci moom ay wax yu rafet ba ci seen récépissé association moom moo ci taxaw ba mu génn duñu def lu dul ñaanal ko yàlla taxawal ko may ko wér te lépp li mu mbébét ci biir Ngor yàlla na ko yàlla yombal ñu ngi nuyu jaraaf di ko jaajëfal moom tam ay kàddoom rafet na di wax alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu laa jàll ñu jox nuyoo imaamu dëkk bi nuyu maire bi nuyu chef de village Ngor président Fray Yoff ñu di leen beral Fray Ngor ñu di leen beral nuyoo ñoom ñëpp di wane rek suñu mbégte ci organisation bu mel nii parce que lu mel nii dañ ko daan def ci yeneeni gox président Abou Kane mi ngi nii c'est l'un des piliers de li ñuy def nii donc ma koy féliciter moom itam bu baax a baax di ko beral nuyoo muy président Abou Kane ndax li wolof di wax naan bu xaw ma nuñ ko waxee lekkee alom nañ ko gërëme cooy donc président ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla wér ak gudd fan di gërëm président wu Ngor association des éleveurs de Ngor ak président association des éleveurs de Wakam lii nag muy aw sas wu rëy non seulement pour Ngor mais pour Tànka muy Ngor Wakam Yoff parce que lébu gi dañu am cosaan parce que ñëpp lébu gi lañ fekk si te defe naa ne mosuñu des ginnaaw ci benn mbir boo xam ne ñu ngi ko doon def
te lii réussite la réussite bu rëy la parce que dajale éleveur yu Yoff non seulement éleveur yu Ngor waaye yu Yoff ak yu Wakaam may gërëm bu baax a baax président éleveur de Ngor parce que dafa def benn initiative boo xam ne jox na leçon ñu bari parce que pour mu gën a ritaxal diggante Ngor ak Wakaam ak Yoff dafa jël Ngor astafurlah Wakaam jox ko ñaari box gratuitement jël Yoff jox ko ñaari box gratuitement muy geste bu fort boo xam ne loolu day dëgëral kànn day dëgëralu bokk te ku xam Yoff xam ne moo jur Ngor jur Wakaam jur Ndakaaru man sama maam itam fii la dëkk sama maam xëri Sàmb la tudd waa kër Baay Ablaay Ndaama foofu moom ak ñu bari bon su ma limee damay jum parce que Ngor daal dama fi tax ba ripp waaw dama fi tax ripp parce que fi laa dëkk fi laa bokk kon lii man maa ko moom moom événement bi te am nañ ci contentement bu baax a baax a baax di ñaan yàlla rek li nga xam ne moom lañ mébét def benn foire bu mag boo xam ne mooy bu tànk te ñaan Abou Kane bu boobaa nang ci jàpp bu baax a baax a baax parce que loolu événement bu rëy lay doon parce que lébu gi la may ñaan itam ku ci nekk ñu jàpp ci parce que ni ñu jàppee ci bii nañu jàpp ci yeneen yi ñëw ñun suñu édition dina ñëw bii ñëw ci koor gi te ñaan nañ waa Ngor ñu bari ñu teewe si xam naa ne dinañ ci boolewaale maire yeeg chef de village yeeg et cetera pour wax rek ne si li ñu fi dajale produit yi fi ne macha allah vraiment ku ñëw fii doo rus da ngay siggi ndax président Abou Kane mi xam na xar xam na élevage te wóor na mën ne rusul parce que gis na fi ay produits yu baax macha allah donc mbir mi liggéey kese la bu ñu liggéeyee bañ a bàyyi dinañ am ay produits yegg fa Abou Kane yeggale élevage donc xam naa li wax ji ñu war a wax yépp bari na waaye ñu yamandi foofu rek pour bàyyi yeneen orateurs yi ñu wax su ko defee ñu dolli ñaan rek te yàlla may ñu teewe ko ay déwén yu baree bari yàlla nañ ko fekk te ñëpp ànd ak wér ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. weet di gis bokk ci te yaakaar naa monsieur le maire ngi nii lii ñu gis nii war nañ ko mën a développer ba Ngor yëpp du ñu jëggaani xar te xam naa ne dina ci jàpp jaraaf jàpp ci en tout cas man surprendre ngeen ma te loolu jaraaf wax war nañoo mobiliser wu téye leen yëkki leen ba Ngor duñ jëggaani xar incha allah loolu daal laa ci doon yokk rek parce que sama xol dafa daw moom laay junj monsieur le maire daal en tout cas jàppaleen xale yi ba nga xam ne dinañ fu Ngor soxlaa jur rek danañ ko mën a réaliser te kenn du ut fenn. mbooloo mi asalaamaaleykum waa Ngor maa ngi nuyu monsieur le maire boo xamante moo nekk kilifa bi fii may nuyu aussi notable yi fi nekk ñu fi teew ak invité yoo xamante ne ñoo fi ñëw tey may remercier aussi l'association des éleveurs de Ladoum de Ngor ak waa Wakaam ñëpp parce que dafa mel ni Wakaam ak Ngor ak Yoff ñoo bokk lépp parce que gis naa fi président éleveur boo xamante ne aussi waa Wakaam la dem ba léegi mu ngi jàpp ci liggéey bi may am kontante lool di teew fii nii parce que man la yàlla dogal ko maa nekk fii nii comme vétérinaire ñu jox ma sama cër fii aussi def naa fi 7 ans mais dafa mel ni léegi man fii laa dëkk ñëpp a ma xam ñëpp a ma intégré may sant loolu di leen ci sant aussi di leen di gërëm may ñaan aussi édition yi di ñëw muy doon édition yoo xamante ne dina gën a kii daal monsieur le maire mu ngi ko doon wax léegi boo adduna bi yëpp xam Ngor mu ngi ci élevage bi te mu ngi ciy def loo xamante ne lu am solo la ba ñeneen ñi mën a ñëw fii nii jël ci exemple nekk fii Ngor mais di remercier aussi ni ngeen di dundee parce que social dafa am solo ci àdduna
ñëpp ngeen di intégré ñëpp ngeen di bëgg may sant loolu parce que man du ma waa fii man waa Thiès la waa Diobass la mais dafa mel ni daal ab lébu laa léegi séeréer laa nag ma leen di sant ci loolu ma leen di gërëm parce que loolu nekkul loo xamante ne yomb na di leen di annoncé waaye rek yàlla dafa def ne man maay mandataire u état bu Yoff Ngor Ouakam ak Grand Yoff ak Yarax mooy vaccination yoo xamante ne chaque at état du Sénégal daf koy utiliser pour mën a protéger cheptel bi ñu war a démarrer waa Ngor ak waa Ouakam ak waa Yoff maa ngi leen di wax ne aussi vaccination boobu dafa démarrer am na ay étudiants yoo xamante ne xam naa dañ mën a jaar ci yenn kër yi quoi ak yenn dëkk yi di leen di sant bu baax di leen di gërëm merci beaucoup di sant aussi encore ati monsieur le maire parce que kilifa daal dañ koy jox wàcc waay parce que yàlla loolu la dogal di sant ñëpp nag. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu suñu mbokku éleveuru Ngor yëpp baax na. baax na salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokku Aden yëpp di delloo ziar éleveuru Ngor ak Wakaam yëpp laay wax sax ndax bi ñu fi ñëwee ci suba ak léegi bari na ñu fi gis ñoo xam ne Wakaam lañ leen daan gis c'est vrai que c'est la première fois ñuy yegg si Ngor waaye xol bu sedd lañ fi yeggsee ndax nit moom mënula am lu weesu ab yëg te franchement wan ngeen ñu yégee moo tax mënuñu yoon fi ñàkk ñëw parce que ñoo bokk li ñu bëgg waaye ñoo bokk it gis-gis bi nga xam ne am nañ ko ci càmm gi moo tax ñu bàyyi li ñu suñu yite yëpp ñëw yegg si fii pour feddali kóllëre googu ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci accueil bi ndax wax dëgg yàlla accueil bi ngeen ñu defal du ñun ñoo toll noonu waaye yéen ñii ñu recevoir yéen a toll noonu moo tax ñu ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla journée bii li ngeen ci yóotu yëpp yàlla jox leen ko ci mu nekk succès bu yaatu te seen élevage jëm kanam ba édition yii di ñëw bu ñuy ñëwee fii fekk fii ay champion national waaw yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad mënuñu nag lu dul bàyyi fii benn mbir mu ndaw rek ñu jàpp ne loolu ataaya rek lay doon boo xam ne dinañ ko mu nekk participation wa alxureysi ci bés bi waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammadin xayra wara rasul wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman monsieur le maire maa ngi lay nuyu di nuyu suñu gan yi teew fii ci foire bi nga xam ne sa waa dëkk say nit ñoo ko organisé ñu bëgg ci lool maa ngi leen di nuyu di leen wax di leen sargal di leen xamal ne fi ngeen ñëw tey muy Ngor ñu ñoo ko bokk ak yéen li ngeen def ni nag bëgg nañu ci lool parce que dana permettre suñu mbokk yi nga xam ne dañuy yar et mu amal leen njariñ et yàlla def ñu ne zone boo xam ne zone u Almadies la yàlla am indi fi ñoo xam ne suturaal na leen yaakaar naa ne foire bi dana leen permettre ñoom suñu ko visiter jombul ëllëg danañu nekk seen client li ngeen def ni aussi dana permettre waa diaspora bi xam ne yéen éleveurs yu région yi muy Ngor Wakam Yoff Tànk yéen a ngi liggéey en kontaan naa lool mën nag loo man dina leen jàppale yàlla dafa def de la fosse gi ma ne woon formé naa fa ñoo xam ne ay vétérinaire lañu ñoom ñëpp daa leen gis ñu seet nu ñu leen mën a jàppale ba seen liggéey bi jëm kanam donc monsieur le maire ñu ngi lay remercier xam naa ne amuloo jot ak sa délégation suñu mbokk yi fi ñëw aussi xam naa ne amuñu jot mais da ngeen bàyyi seen lépp ñëw teew fii at mu bees mii ñu ngeen di ñaanal yéen ñëpp gudd fan ak wér-gu-yaram ak réussite wasalaam
am 14 mois toute belle oh xool leen taas bu ñuul bu fa mu tegu mu ngi dox ak moom di espoir bu doy waar gars yi xool leen loolu mu ngi jaayu di def tour d'honneur oh xool leen loolu waaye moom mooy ñëw daal di dox ànd ak benn boy bu waane gàtt lool mu ngi koy doxal moom mooy Ibrahima Khalilullah di xaatalitu xar yi ak a waane day wax a xar de boy bii mi ngi noonu de mu ngi koy jaabale di ko jaabale waaye ñun gis nañ fi doomu cam-cam bi yow yëngaloo ñu waaye tàcc leen li ki nga xamante ne moom mooy Latifa am 15 mois jóge box numéro 12 macha allah mu ngi dox ànd ak mu ngi dox ak moom nekk espoir bu njool sax macha allah los ba daal di sànni waaw waaw ma ngay dox ak moom ma ngay dox ak moom ma ngi koy jaabale waa di profité rek di wax ni nañu préparer mal espoir yi aussi ñu ngi woo ki nga xamante ne moom moo tudd Ummi toll ci 18 mois jóge box numéro 3 ba ngay dox ak moom très bel espoir am tegu fas ba da ngay gis ne xar bu njool la sax macha allah daal di def tegu fas ànd ak waayam da ngay xool ñu woo benn añal bu yéeme daal di def ñebbe ñu tudde ko Ashura toll ci 12 mois jóge box numéro 18 oh ànd ak suñu grand bi ki nga xam te ne mooy Medoune Thiam Babal Demba Thiam waaw waaw oh ñu ferme marché bi rek ci ki nga xamante ne mooy Zézé am 13 mois joker bi koy dawal kooku mooy Mamor sama Mamor kooku sama Mamor nag waaw mu ngi koy doxal di ko raay won na leen ko waaye tàcc leen Mamor waay nekk éleveur bu doy waar moom tamit. boo ko waxulee bàyyil ma wax ko parce que booy bi daf fi def lu doy waar moo yoroon grain moo ko travaillé ba grain nekk grain wax ko. waaw mu ngi noonu Mamor a ngi noonu dugal espoir boobu nga xamante ne mu ngi toll. ñu bëgg nag ngeen tàcc espoir yi ñu daal di def benn doxantu ñu daal di ñëw si mal espoir yi gars yi ngeen préparé mal espoir yi nag ndax temps bi daf ñu xoj te famille adulte yi dañ war a daw ñaanalante ba déwén incha allah ñu ngi noonu nag di doxantu ñu ngi def benn tour d'honneur gars yi ngeen tàcc leen bu baax vraiment niveau bi kawe na raw na sax suñu njortu ndax yaakaaruñu woon ne tey dinañ fi am ay espoir yu bu na préparé wu box numéro 38 Boy Baye na préparé wu box numéro 33 Erdogan na préparé wu box numéro. liggéey bi rafet na macha allah. Serigne Mbodj sama yaram daw na. Pa Ousmane sama yaram jokkali na man. sama yaram daw na Sega. sama yaram jokkali na. waa Ngor ñoo aye nag ngeen ñëw daal ñu dooleel nga xamante ne man ndax tey ñu ngi évaluer xar yi non mënul yomb ndax li muy ñoo aye tey ay man maanaam boo bëggee dégg man waaye jokkul la
mbokkam lebu ñu xam ne du yomb benn yoon. waaw nga ànd ak sa doomu. xar yaa ngay wango. Serigne Mbodj. xar yaa ngay wango. xar yaa ngay wango. xar yaa ngay wango waa Ousmane. da ngay wango de. da ngay wango. sama yaram taw na. sama yaram taw na waa Ousmane. macha Allah. ah déedéet. jàkk rek. jàkk rek. jàkk rek. moo lay bëgg a rey. mu nekk lu doy waar. waaw Cristiano Ronaldo la de. mu ngi noonu Sega. lii lan la. kenn xamul li mooy lan. kenn mësta gis lu mel nii. kenn xamul li mooy lan. càmm nga ngi dox. waaw ma ngay dox. macha Allah. càmm dëkkul fenn Ba Ousmane. càmm dëkkul fenn. Serigne Mbodj j'ai peur. ah Ba Ousmane daal wax benn affaire de. élevage bi dafa leer dama dox. élevage bi dox na. ñu xam ne élevage bi dafa leer ay espoir yu doy waar laa gis fii. macha allah njokket bu leer ngay gis Ba Ousmane. élevage bi noonu la ay amélioration yu extraordinaire. ñu xam ne tey de l'élevage. jëlal lii ñaari doomu mbay. janvier. macha allah macha allah. Regardez Kalachnikov, il est exceptionnel. Machallah, ngeen xamante ne fierté la. parce que faar bi nee na ba noppi parce que ku lu ngay fayee ko foo xoolee. mais Serif man dafa am loo xam ne danga ko gis ci xar bi. kon pratique ndax boo doon dégg ñu naan xar bu bëgg di rëy rek kooku vrai séducteur la ndax loolu dëgg la waaye. mais lu am xar bi boo xoolee ba bu rëy rek mais foofu nga xool xar bi ossanture da nga naan non lii mënta ne. tey yaakaar naa ay champion rek a fi nekk ah ay champion rek. Sangomar